To the final. Allo 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 rak allo gars yi partagé leen bu baax a baax a baax a baax mu tas allo waaw yow xanaa dañ laa tuddee doom mais maa ngi dugg nii léegi yow boo féexee rek def ma signe ma dugal la dañu il faut nga bokk ci waxtaan dafa am waxtaan bu am solo boo war a bokk mais maa ngi ñëwaat dégg nga maa ngi ñëwaat ci yow. gars yi partagé leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu amal waxtaan bu am solo incha allah. soppi jikko sama Allah sama Allah albeli soppi jikko sama Allah la jenga jeexo Youssou Camara Youssou bul dugg yow tamit bul wax mbir mi nag bul wax secret léegi yow boo génnee secret yi léegi ñun nu ñuy def ah Youssou gaay def leen ko ni def leen wuy ma def leen mbir mi nii
gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax without further ado bu fekkee nag sama mbokk yi peut-être xam nañu loolu lu mu tekki ci anglais ñëw nañu ci waxtaan bi am solo incha allahu dinañu indiwaat tey ay leeral defe naa du ñàkk yéen ñu bari am na ay wax yoo leen xam ne dégg ngeen ko démb suñu frère boobu di Babacar Touré génn wax ko ci mbirum Adji Sarr damay bamtuwaat rek ne je pense que l'information a été confirmée te confirmation bi laa leen di indil parce que Babacar Touré daf ñu ne Adji Raby Sarr dafa toxu dañ ko toxal fa mu newoon nekkatu fa je pense que Babacar Touré wax na loolu àdduna yëpp dégg nañ ko te bi ñuy xam Babacar Touré xam nañu ne vraiment c'est un journaliste d'investigation maanaam du lu xuskat nag ndax bu ma kenn ñëw ne Adji Sarr tontu na Babacar Touré je pense que tontu na te ay Babacar Touré li mu wax adduna bi yëpp dégg nañ ko te dina am lim ci yokk nag ndax Adji Sarr non seulement jox nañ ko ay koppar raxasaat nañ ko ba mu set taajaat ko comme ni mu ko waxee elle est menacée ay nit wër ko kenn ci nit ñooñu defe naa dégg ngeen ki doon wax wóoruma Adji Sarr la wóoruma di Adji Sarr nit ñaa ngi koy werante ñii nee ñu mooma ñii ne du moom ndax man wax dëgg yàlla publicité yi tas nañ ko fépp ci réseaux sociaux yi man dama defe ne woon tey loolu mooy doon à la une ci Sénégal mais biñ ma yónnee audio bi ma déglu ko ma dégg doomu aadama bu génn buy confirmer la nga xam ne moom la Babacar Touré wax te damay indi loolu ngeen déggal ko seen bopp ndax wax tungu ne du teew ñuy nataal te doxatu gélém nee nañu ca jaww ja rek xam nga doxatu gélém moom gélém daa kawe maanaam lu mu doxat rek ca jaww ja la jëm donc Adji Sarr je pense que bu fekkee nit ñi am nañu dégg-dégg confirmé na li nga xam ne moom la Babacar Touré wax parce que li Adji Sarr wax nii la mel duma leen may nag buzz moo tax duma dugal seen vidéo en entière mais dama leen di déglu loolu li Adji Sarr wax ngeen dégg ko. war jaaxal kenn dëgg la partagé leen effectivement lu mu war dëgg la man damaa toxu. voilà gars yi ma déggaluloo leen encore Adji Sarr ngeen déglu ko dafa am ay nit yoo xam ne ñoom pour ñu dund il faut ñu wax Adji Sarr wala ñu wax Ousmane Sonko sinon il y a plus de vie pour eux dans les réseaux ils et elles sont mortes dee nañu yàgg na maa yi déglu leen. war jaaxal kenn dëgg la partagé leen effectivement lu mu war dëgg la man damaa toxu. loolu warul jaaxal kenn effectivement li mu wax man damaa toxu donc je pense que bu dee ñun am nañu dégg-dégg am na loo xam ne ñun déggal nañ ko suñu bopp kenn yóbbantewuñu ko kenn yóndeewuñu ko kenn jottaliwuñu ko ñun ñoo ko déggal suñu bopp bu dee Adji Raby Sarr moo doon wax li mu wax lii la wax. war jaaxal kenn dëgg la partagé leen effectivement lu mu war dëgg la man damaa toxu. war jaaxal kenn dëgg la partagé leen effectivement lu mu war dëgg la man damaa toxu. je pense encore une fois bëgg ngeen déggul ko seen bopp rek. ci fanaan kër El Hadj. ndeysaan. gis nga lii Babacar yéen du sax. boo leen déggee nee na musuma fanaan kër El Hadj Diouf
musuma fa sax yërndu loolu mooy dëgg de loolu la Adji Sarr wax waaye El Hadj Diouf de ñëw na ci leeral nee na moom émission bi nga xam ne moom la doon amal ak Adji Sarr këram lañ ko defee te tey njuumali doon woote nee na Adji Sarr la doon waxal njuumali nee na El Hadj Diouf la jot ak Adji Sarr parce que li xew mooy ils sont allés négocier avec Adji Sarr comme li Babacar Touré wax am na sax som xaalis bu ñu yëkkati am na sax ay koppar ci ay kaddu yu leer yu jóge encore ci journaliste d'investigation boobu am na sax ay koppar yu ñu yëkkati jox ko ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr ak ay négociation yu tara pour mu wax te Adji Sarr biñ ko taajee boo leen ko dégloo di ngeen xam ne y'a problème dafa mel ni xale bu ñu taaj ci baawu école comme niñ ko defee woon ci leeral bindal ko ay questionnaire kenn mënu koo teg bët pour mu wax ñuy tontu ñuy wax muy tontu comme elle n'est pas assez cohérente dafa dem ba à un moment donné mu ne man sonn naa dama sonn elle dit qu'elle est menacée maintenant dama bëgg a laaj sénégalais yi Adji Sarr dafa am question buñ ko laaj boo xam ne man moom laa laaj démb Adji Sarr wasinam laa doon xaar Adji Raby Sarr comme ndeysaan yaa ngi génn léegi di live macha allah welcome to Facebook maanaam bienvenue sur Facebook comme yaa ngi génn léegi di live Adji Raby Sarr sa biir bi fan la toll biir ba nga xam ne danga demoon ci sa tante ba nga ne ko le 21 janvier nga dem nga ne ko yow dangaa biir Adji Raby Sarr biir boobu fan la tollu ndax Adji Raby Sarr biir bi buñ koy tàmbali ci ay lim ëpp na fukki weer man question boobu laa laaj question bi Babacar Touré laaj nag Babacar Touré mën na koo tontul boppam parce que journaliste bu xarañ la dafa ne Adji Raby Sarr dafa toxu te ñun ñëpp dégg nañu àdduna bi képp ku am nopp dégg nga on a entendu moi je veux comprendre exactement quelle est la confirmation qui a été faite parce que bu fekkee Babacar Touré dafa ne daje naa ak Adji Sarr ñëw confirmer ñu loolu mais Babacar Touré dafa ne ci ay waxam te mu leer nañ Adji Sarr dafa toxu léegi man dama leen di indilaat ay kaddu Babacar Touré parce que li tax ñu koy def c'est tout simplement pour un petit éclaircissement buñ leen indilee ay kaddu Babacar Touré Adji Sarr li mu tontu yéen dégg ngeen ko man li ma soxla xam loolu mooy exactement encore une fois pour Adji Sarr indil ñu ay leeral wax ñu fa nga xam ne foofu la biiram bi toll parce que Babacar Touré tey bu ma doon yow mon frère tu nous as choqué. dossier Adji Sarr dafa am ay évolution yu bari. voilà déglu leen ay kàddu. gis ngeen ko keroog semaine ba la ñu génn gis nañu góor gi di maître El Hadj Diouf génn ci plateau 2STV xamal ni Sénégal moom dañu yàkkamti ñu dem ci jugement dafa yàkkamti. ñu dem ci comme ni ko camp Ousmane Sonko waxee pour ñu àttee dossier bi ndax li nga xam ne moom la ñu avocat bi wax nee nañu Adji Sarr waxtu ji ñu nekk. dafa nekk ci fitna ba mënut a génn dem marché mënut a dem fenn wala buy dem dafay muuru dafay kaalaw ma déggal kaddu jooju parce que balaa ñoo yegg ci tey il y a plusieurs semaines ci ginnaaw wala boog weer gone gii di Adji Sarr dafa woowoon benn ku jigéen pour mu ñëw fekk si ko mu létti ko mais bi ko kooku laajee fan laa lay fekk daf ko xamal ni ay nit dinañu jël si kooku si oto yóbbu ko mu dem fekk moom fu mu nekk boole ci ne ko
na dem wax kële di Ndeye Khady parce que keroog ba ngeen di fàttaliku le 5 wala le 4 mars le 4 février du moins 2021 Adji Sarr biñ dañ ko dajaleeloon ay bagage am bu muy génn si kër gi am na bagage yu mu yóbbu am na yoo xam ne dafa newoon mayee na leen ko bagage yooyu am yoo xam daf ko dénkoon ay xaritam yére yooyu la laajoon pour nañ ko delloo ñu jigéen ñooñu wax ko ni ñoom du ñu dem jox ko directement dañ koy jox Ndeye Khady léegi nag moom Khady Adji Sarr mu débrouillé dem ci Ndeye Khady pour jëli ay bagage am boobu ak léegi demul parce que ñooñu ñemewutuñu xamuñu fu mu nekk puisque ay auto spéciaux yi ñoo ñëw jëli leen pour yóbbu leen ci Adji Sarr pour coiffer ko wala pour leneen ñooñu nanguwuñu ko def mais moom Adji Sarr it elle est coupée du monde mënut a demal kenn mënut a dem mënut a dikk ñàkk mën a dem ñàkk mën a dikk boobu pesé na ko ba finalement beneen affaire bi nga xam ne dugg na ci mooy nee na lu ñu ko dikk. lu ñu ko dikk. joxuñu ko. maanaam comme ni ma leen ko waxee keroog bi mu waxee nii moom léegi star la parce que dafay maase kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi gars yi tegee seen deal dafa am lu ñu ko dig ne dañ ko koy jox nee na boobu ak léegi lu ñu ko dig joxuñu ko tax na li tubaab di wax elle a disjoncté ou elle a pété les plombs maanaam dafa mel ni ku jëfuru kër googu nga xam ne moom lañ ko dënkaane mu nekk ak papam jooju di avocat bi te du ma tudd turam xamal na ni moom mënut a nekk ci kër googu déconné yu metti daal di jël ay gaddu ay bagage am daw génn kër gi exclusivité la fi ci Kéwoulo ci li ñu xamale bi mu dawee dafa dem toog ci station Shell bi nga xam ne moo nekk Ngor Almadi toog na fa pendant des heures mu muuru ku fa fekk ni mu mel ni ku sol mël fa nit ñi ñëw di ko romb foofu fekk dafa woote woon benn ku jigéen koo xam ne du ma tudd turam pour protéger ko pour kooku ñëw jël si ko mu làq ko këram ku jigéen kooku bu fekkee ne bëgg ngeen ci tettal ku jigéen kooku activiste la boo xam ne lu bëri wax topp ci cadre Adji Sarr mu daw dem ci këru kooku boobu ak léegi nag kookoo ko fat def nañu médiation bu bëri pour Adji Sarr daal di dellu ci kër ga mu nekkoon. médiation waa kër ñàkk jàmm fa lañ ko fatoon. waaw ñu teg seen deal nee na dee moo ko gënal mu delloo ci kër googu. am na it benn avocat bu góor bu ñëw taxaw ndax dañ ko laaj ne ko mu fàtt ki nga xam ne mooy Adji Sarr aji ne dootul demati kër kooku tamit. donc fa mu nekkoon ñu fat ko fa génn na fa keneen ku ñu proposé en secours pour mu ñëw jël si ko Adji Sarr nee na dematu foofu parce que moo xam lan la fa dund ci kër gi mais deuxièmement nee na luñ ko dégg defuñu ko tax na mu génn foofu ñoo toog ci station essence bu Shell bu nekk route des Almadies Ngor Almadies mu toog foofu ba ab xale bu jigéen boo xam ne activiste la ma bontuwaat ko ku bëri wax ci télé yi ci cadre Adji Sarr kër kooku lañ ko fat bu ngeen bëggee ma jox leen tettal dinaa leen wax ni ca Mermoz lañ ko fat ku jigéen kooku nag moom ay mbokkam xamal nañu ko ni na génn ci affaire u Adji Sarr ba mu set wecc woo na nag ay nit ñu mu xam pour naka la ñu xool ñu organiser wu ñu arrangé yëf yi Adji Sarr génn ci loxoom kenn ki nga xam ne nag ndeyum bi léegi la ca bokk ñëw na proposé leen xaalis bu bëri pour ku jigéen ki nga xam ne moo fat Adji Sarr léegi mu dem Almadies loué fa appartement dëkk fa ak Adji Sarr mais xale bu jigéen bi nga xam ne du mu tudd turam pour la protéger waa këram yi ne nañ ko na ci génn parce que lépp lu waaye laal ci yëfu Adji Sarr yàgg danañ ko xam te dañuy bañ suba mu am ci problème tax yéen a ngi ko dégg Babacar Touré Adji Sarr dafa toxu je pense que loolu adduna bi yëpp déglu nañ ko amul benn kaddu boo xam ne daf ko yëkkati boo xam ne méngoowul ak li nga xam ne ñoom moom la ñu tontu te Babacar Touré bu mu indee kaddu yooyu ñoom kaddu yi nga xam ne moom la ñu indi moo nekk nii déglu leen ko jëlal naa leen benn séquence bu ndaw ci vidéo bi ngeen déglu. ma puce maa ngi jéggalu allo. ma puce xamoon ku woote. ma puce déglu leen. mu coupé suñu appel. écoutez ma puce. waaw ñu lay déglu ñëpp yaa ngi ñëwaat nga ci direct bi ñëpp a ngi lay déglu. waaw d'accord man ne Babacar Touré bu rusul di ma wutee ay vues. bu rusul di toog ci télé yi di wax bu rusul di toog ci caméra am di wax. te xam ne mu leer lu muy wax mu leer lu koy ne lu muy wax du dëgg.
Elle n'est même pas cohérente, elle lit. Won Sénégalais yi fenkat la. Tata man Fenkat. nit ku nekk am nga droit toxu fi nga dëkk. Am nga droit toxu. Babacar Touré loolu la. Newul amuloo droit. ñoom situation bi ma nekkee ba ma ko yóbbee. Ah non 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 non. Ah non. Ah non. Adji Sarr nee na situation bi mu nekkee ñun ñoo ko yóbbee. Ah non 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 ma petite. sa bëggum xaalis moo la ko yóbbee. Ma petite fille. Non bu est-ce que mën naa koo tuddee tur boobu. Ah non 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 non. Non wala ma ne la ma puce xaaral ma ne la ma puce. Ma puce kenn yóbbeewu la masiba naaru laay bi nga nekkee tey. bëgge moo la ko yóbbee. parce que kooku nga àndal moo la gën a bëggee. kooku fekk nga ñun ñëpp ratt nañu ba pare. te bis bu génnee reçu yi jotee xam nga tey ak technologie bu bees bi amul dara lu doomu aadama di def te du garder ay preuve xam leen loolu rek doomu aadama lu mu mën a def coroxaan naa ma puce yow yaa ko yóbbee sa bopp sa bëggum xaalis sa bari tàppale sa tolof-tolof ma puce 14 sénégalais ñoo dee ndax yow ma puce ay paa daan nañu toog xamal dara ma wax la ko tey Sénégal yëpp toog nañu weeru kooru lëmm ñuy ñaan guddi suba guddi ngoon ay mag woo nañ ma di jooy xacc comme xale man mii dem naa fi prison ndax yow ma puce kenn tegu la li nga nekkee yow yaa ko teg sa bopp te lii jàngat la ci bépp xale ci Sénégal ci bëggum xaalis ak bëggum àddina ak bëgg problème xool leen tey ndaw si fi mu mujje elle ne peut plus montrer sa figure en public dafa lot te pourtant nee na moom ci boppam nee na elle est menacée demandez-la elle est menacée par qui parce que 14 personnes yi nga xam ne seen parents yi dañu ñàkk seen bakkan musuñoo dégg seen parents yi génn benn yoon tëkku Adji Sarr aji ba ci man samay doom tëkkuwuñu la man tëkkuwuma la et bien sûr que tu es en danger c'est pourquoi ñuy génn di wax parce que ñi ngi ko sekkal dafa am juge boo xam ne moo yoroon sa dossier juge Samba Sall xaaju guddi la taxu ci domicile am bi mu dëkkoon ñu yóbbu ko ci domicile bu bees boo xam ne fa lañ ko dem lakk ñu ne voilà il est en danger juge Samba Sall nee nañu dafa nekk en danger ñu toxal ko këram yóbbu ko ci beneen domicile xaaju guddi adduna bi yëpp teg ci seen bët ay oto tegaloo ay oto gendarme ak police topp ci ginnaawam xam nga juge Samba Sall ni mu mujjee aji ñàkk na bakkanam te amul benn doomu aadama bu mun a wax naka la juge boobu dee nit ku wér peng dara jotu ko mu ne pak dee aji nga ne procès nga bëgg sénégalais yi ñoo la gën a bëgg procès ma puce tu es en danger boo gisee ñun ñuy génn di wax boo gisee ñuy génn di xeex boo gisee ñuy génn di jooy boo gisee ñuy yuuxu di taper sur la table j'ai parlé avec Babacar Touré il est concerné pour toi Babacar Touré benn naqar la am ci àdduna bi nee na en tant que journaliste d'investigation bu déggee mbir yi muy dégg jëmale ci yow buy ko alerté wul bu la dara jotee xamul nu mu koy tëddaalee ak njëgënaay xamul nu mu koy tëddaalee il a du mal à te laisser faire aji sécuriser sa bopp ay waajuru aji ay frère am ba ci ay frère aji Babacar Touré a dit qu'il n'a jamais reçu de menaces venant de la famille de Adji Sarr c'est la première fois aujourd'hui tey nee na même frère Adji Sarr yi génn nañu di ko menacer
parce que y a problème ma puce y a problème ma puce ñun dañu bëgg nga dund ñun dañoo bëgg nga dund te ñun dañoo bëgg a procès am mais procès du am xam nga lu tax procès du am ma puce parce que ñi ngi ko séqal dafa am ay document dafa am ay këyit dafa am ay firnde yu ñu soxla pour mën a teg procès sur la table procès mënta am gars yi tey affaire ressources naturelles yi laa leen doon bëgg a wax parce que ressources naturelles u Sénégal Macky Sall bitigam la yor boo ñëwee Amérique bitig boobu fii ñu ngi ko tuddee bodega mooy bitig yooyu nga xam ne doomu aadama yi dañ ciy nekk gars yi may leen ma xool sama frère Issa ma dugal ko Issa Diène comme teg nañu li nga xam ne moom la ma puce wax déglu leen ma puce parce que tellement que maa ngi tiit ndax maa ngi toog mu ne dafa tiit mais maa ngi tiit su ma fi yàggee ñu kenn mun na maa xamee te wax leen ko ñu ñëw rek dafa tiit situation bu ma nekkee ñoo ma ko yóbbee déglul kon déglul sama warul jaaxal kenn yéen a déggal seen bopp effectivement lu ma dëgg la man damaa topp voilà déglu leen ma puce mais taxu boobu noonu c'est pas que damaa daw fi ma nekkoon déglu leen moom mu ne elle n'est pas en sécurité mais c'est pas que dafa daw amatul sécurité yu normal waaw nee na man dama dëkkoon ci kër sama maître El Hadj Diouf on sent que c'est maître El Hadj Diouf man mosuma dëkk kër maître mais je sais xam naa mosuma dëkk kër maître El Hadj Diouf mosuma dëkk këram mais weddil yow musulo voilà déglu leen yendu comme ça à partir d'aujourd'hui tu arrêtes tes mensonges s'il te plaît ma ne déglu ngeen ma puce li mu wax ma puce nee na dafa toxu ma puce nee na moom toxu na ma puce nee na moom dafa toxu parce que dafa ragal mais qu'est-ce que Babacar Touré a dit Babacar Touré a dit à ma puce c'est la même chose que Babacar Touré a dit Babacar Touré dafa ne Adji Raby Sarr dafa toxu Adji Raby Sarr comme yaa ngi seetaan live léegi te commencé nga live soxla nañu nga wax ñu biir bi fu mu toll parce que ndeysaan suñu yaay yu baax yi sax Sénégal yaay yi gën a sonn ci seen doom yi yenn saay bu ñu leen bëggee chantage dañ leen di ne man de dama laa biir 10 mois fukki weer laa la biir te xam naa ne biir moom 9 mois lañ ci xam yaay yi bu ñu lay chantage la Adji Sarr mbaadu dangaa biir gélém dangaa biiru 11 mois wala biiru 12 mois dañuy laaj rek parce que laaj moom defe naa dara ayu ci dañuy laaj rek xaaral ma jël Issa ma am ay laaj yoo xam ne dama ko koy laaj voilà je suis bon voilà maa ngi indi Issa waa ji nag moo ma ëpp xam-xam Issa moom ni muy waxee ak man ni may waxee ak ni mu koy tegee du benn comprendre moo ma ëpp xam-xam voilà Issa. waaw salaamaaleykum Tunkara. Issa ñu ngi lay ziyaare bu baax ñu bàyyi la nga nuyoo ñu gisuloo xoolal dama lay sànni nag ay xorom ñu bàyyi la nga présenté wul Issa parce que gars yi xàmmeetuñu la léegi il faut te présenter. nee leen man la Issa Diène rek doomu ndey seeni seen. yaa ngi sànni xeer Issa yaa ngi indi ay xeer Issa dafa am ay leeral. Issa doomu aadama bu ëmbee ñaata mois lay def comme yéen scientifique yi yéen ñi xaw a am science ñun amuñu xam-xam ci science. normalement de juróom-ñeenti weer. voilà et je pense que ci liy yoon. voilà et je pense que bu dee yow. xanaa à moins que nga def déni de grossesse xëy na déni de grossesse lay def xam nga déni de grossesse boo ko defee mooy kenn du gis grossesse bi quoi dafay jékki-jékki rek feeñ mën na feeñ sax 8e mois yu demee noonu. bref. Tunkara maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw. di nuyu ñiy seetaan live bi yëpp. ci ku déglu. man nag sujet bi intéressé na ma. waaw mais du lépp ma intéressé ci sujet bi. waaw li la intéressé rek waxtaanal ci loolu bismillah waaw.
waa kay wala danga may bàyyi ma dawal. dawalal. léegi man pour man. man boog bokk naa ci Sénégalais yi nga xamante ne nii man damay jëfandikoo ak sama xel te du ma nangu kenn nax ma quoi. parce que souvent coow li bu baree. dañu koy replacer ci contexte bi. exact. xam nga bu nit ñi mës a réere mbir benn affaire. mooy dañu toog un 2 février. une jeune fille sénégalaise dem à la police à la gendarmerie. porter plainte. ne l'homme politique le plus influent du Sénégal. du moment. le président Ousmane Sonko. daf ma violé waat ma. violé waat ma ak ñaari pistolet. menacé ma de mort. c'est de ça qu'il s'agit. looloy coow li looloy wax ci. dama ne. looloy coow li looloy wax ci. gis nga évolution buy am. ñun amuñu problème tey man tey awma problème ak Adji Sarr man état du Sénégal laa amal problème. te nit ñi bu ñu fàttalikoo ci gannaaw yàggul dara. ki nga xamante moom mooy jëmmal état à travers le ministère de la justice. muy Malick Sall dafa génn ne bu fekkente ne. li nga xamante ne nii moom mooy këyit. bi nga xam moom mooy dëggal viol am na ou pas muy le dossier médical le certificat médical li mu wax. Ousmane amul lu muy xalaat. xam nga loolu wax bu officiel la. wax bu leer la. on parle de viol. boo xam amul. man Adji Sarr lépp lu may wax lu dul Ousmane Sonko viol na ma ou pas lijjantewu ma ko. mais pour ñëw ci moom. parce que il faut ñu wax ci moom. waaw dafa njëkk a génn ne. dafa njëkk a génn porte plainte dañ ma violé. bi mu génnee ñu puudar ko. solol ko mël fa solol ko jaune noir. mu génn di wax ak sénégalais yi dafa bàyyi viol bi teg ko nële. booba kattalu sénégalais yi dee nañ. mu ne man waxatuma sa waxu viol mooy wax de. dama bëgg le président Ousmane Sonko mu ne dafa bëgg Ousmane Sonko wax ko est-ce que am na lu ñu sekk ou pas. ça veut dire que moom génn na ci plainte bi génn na ci viol bi mi ngi ñëw ci benn leneen. loo xamante ne nii yoonu justice newu ci. kenn du ci porter plainte parce que li mu bëggoon li état bi bëggoon ak ñi nekk ci complot bi bëggoon mooy ñu jëlee ko ci benn dossier boo xamante ni viol la ñu yóbbu ko ci benn nuñ koy wax de sax. en fait ci benn jugement boo xamante ni ci moralité Ousmane Sonko lay dugg. waroon na dem salon bi ou pas waroon fekk mu dara ou pas te loolu boo ko doon lëj ba tey mënuloo ci fekk dara lu taxaw. comprendre nga parce que loolu tey même boo ko doon balee du juge koy àtte c'est la parole de Ousmane Sonko contre celle de Adji Sarr ci foofu lañ ñu bëgg a yóbbu. looloo tax may dugg si ci li Babacar Touré def ak lan lañ ci war a jàngal. Babacar Touré je rappelle que information bi mu joxe les gens l'avaient une semaine avant. moom kese moom moo ko amoon. benn ñaar mooy Babacar Touré moom mu commencé génn di wax ba tey. man gësaguma ñi nga xam ñooñu lay jàmmar lool teggi li mu wax. Babacar Touré wax na dëggal. Adji Sarr mosul wax xam nit jar na ko mu dóor doomam looluy dëgg. donc man waxu Babacar Touré ak waxu Adji Sarr sénégalais bu nekk na dem ak xelam rek. ñaar. mooy Babacar Touré il faut ñu leeral benn affaire. bokkul Pastef yorul porte-parole Pastef. jamais waxalul Pastef. exactement c'est un journaliste d'investigation boo xamante dafay génnee di wax. ñeneen nag mën nañ jàpp ne waru ko woon wax du Pastef mooy wax Babacar Touré naka lay génnee information anam ko dañ ko koy nangul ni ñuy nangulee yeneen journaliste di ko def feneen ni ñuy nangoo mu génn wax ay ayib ci nguur gi bu fekkee li may wax peut-être arrangé wul Pastef pour ñenn ñi du ñun ñoo koy juger il est libre. loolu dafa baax ñu leeral ko. yaa ngi dégg. mais bi mu waxee ba pare. man jàngat bi ma ci am. du li mu wax. beneen opportunité bi mu jox ñële la pour ñu communiquer. te foofu la xol wax ji nekk. aujourd'hui ku déglu Adji Sarr da ngay xam ne cotisé nañ ko. da ngay xam ne évolution am na. da ngay xam ne ñii am na lu ñu bëgg. te li ñu bëgg ku ko déglu dëgg di nga xam lan la il veut maintenant parce que lenn rek a am. boo ko yóbboo ci justice dinañ leen duma. ñaar la. parce que combat bi c'est un combat politique soit tu gagnes côté justice xañ Ousmane Sonko ay droit am soit tu gagnes politiquement mooy nga gagné opinion bi. depuis le début Pastef ak Ousmane Sonko ils ont gagné le combat de l'opinion. mënatuñ wëlbati côté justice parce que amuñu fa dara mais combat opinion bi lañ nekk di gagné naka lañ koy gagné mënatuñ jaar ci état parce que l'état n'est plus crédible aux yeux des Sénégalais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont changer la communication de le profil de Adji Sarr changer communication pour mu am sympathie Sénégalais yi déglu ko tey Adji Sarr nee na. moom moo bëgg a procès Sénégalais yi fàtte nañ ne Ousmane Sonko ça fait des mois muy ñaan procès benn
Adji Sarr nee na y a eu 14 morts c'est la première fois Adji Sarr génn di wax ci 14 morts yi dem na ba ne sax samay rak ak samay mag ñoom ñoo ci ne foofu lan la bëgg Sénégal gale bi ko déglu parce que gis nga ñi ñuy seetaan nii nag bu ñu réere benn affaire yow ni ngay impliqué woo ci dossier bi ba xam ko ma impliqué xam les tenants et les aboutissants déglu ou pas dafa am Sénégalais yoo xam bu ñu dégloo tey Adji Sarr dañuy li ñuy gis mooy jigéen loolu lañ bëgg mu gis li ñuy gis mooy benn xale boo xam elle est désemparée te ci communication bi bu ñu deful ndànk fi ñuy yóbbu mooy ñu jaay Adji Sarr ñu jaay Sénégalais yi benn Adji Sarr boo xamante ne nii parce que les Sénégalais sont très sensibles loolu nag mënuñ leen tere ñu def ko parce que am nañ ay médias am nañ doole pour def ko mais ñun man je parle des patriotes pas seulement des pacifiens des patriotes li mën a tax peut-être tey ñu jàppale suñu bopp li mën a tax xeex bi ñu xeex mois de mars am njariñ li mën a tax ñu jàppale le président Ousmane Sonko mooy buñ ñu distraire Tunkara buñ ñu dugal ci ay coow Tunkara man Tunkara Adji Sarr fi mu fanaan ak fi mu fanaanu lijjantewuma ko je suis désolé Adji Sarr ndax musóoru na wala sol na leneen man lijjantewuma ko en fait c'est pas ça qui est important aujourd'hui en fait que Adji Sarr change fi mu dëgg que Adji Sarr jote ak Maître El Hadji Diouf que Adji Sarr jote ak état bi loolu du suma problème man xam nga man sama problème mooy lan encore une fois je reviens dessus te foofu lay bëgg ñu camper débat bi Adji Sarr dafa jóg ne Ousmane Sonko dafa jël ñaari pistolet fekk ko fa mu nekk di ko violer waat loolooy coow li loolu lañu war a àtte loolu lañu war a lijjanti yaa ngi dégg parce que tey boo génnee ne waa ji dem na ci Ousmane Sonko ne ko na demaat ci Sénégalais yi quelque part tu mets même en mal Ousmane Sonko ak yenn patriotes yi parce que benn patriote mën na toog ne moom comment ça se fait Ousmane Sonko lan moo tax waxuñu dara loolu naka la mën a xawee est-ce que te gis nga te Ousmane Sonko génnul mais ça va dire que ça va faire en fait l'opinion encore une fois Babacar Touré génnalul Pastef moom buy génn peut-être leneen lay séntu c'est pas un game politique lay xaar ci sortem dafa bëgg a leeral lu bari au contraire mais ñun maintenant derrière au contraire li ma wax sax Issa te muy leer nee na moom dafa ragal ñu def xale bi dara dafa ragal ñu def Adji Sarr dara moom par contre Adji Sarr la nekk di protéger dafa ragal gars yi sacrifier ko continuel mais Tunkara je vais te dire un truc tey amul benn Sénégalais bu mu ñemee taxaw ne mën na protéger Adji Sarr contre l'État Adji Sarr est entre les mains de l'État Adji Sarr est allé se foutre dans la gueule du lion parce que dafa dugg ci benn deal boo xamante ne nii xëy na manipuler nañ ko mais mënuñ la manipuler ba benn certain niveau nga juddoo Sénégal màggee fa est-ce que comprendre que ça veut dire ils le veulent ay mbokkam xëy na am nañu ko ci bëgg xam nga loolu am na donc foofu noonu man pour man loolu du justificatif en fait comprendre nga parce que tey ok état bi dugg na ci situation boo xamante ne nii peut-être Ousmane Sonko bu nekkoon beneen xeeti politicien compromission mun na am ñu xool nañu ko lijjantee mais problème bi mooy avec ce qui s'est passé avec la mort des 14 jeunes man je sais que ni ma xamee président Ousmane Sonko il va vouloir que yoon atte ko parce que yoon bu ko attee ci lay mën a sétalale boppam en même temps c'est-à-dire sur le plan moral est-ce que yaa ngi gis mais tey ku ne xam na ne nguur gi état ñaari mbir la am gis nga état bu nekkee si coow loo xamante ni coow li ëpp na ko doole da koy jaxase looloo am ci 94 milliards yi daf koy jaxase ba dëgg réer wa ilaa bu nekkee si coow loo xamante ni rëcc na ko dafay éliminer su ma nee éliminer nag nit ñi mën nañ xalaatee fu ne éliminer Adji Sarr du forcément rey ko lu mën a nekk la mën nañ ko bañ a rey mais mën nañ ko éliminer nu ne te yaa ngi dégg Adji Sarr dafa dof procès du am te lu dofloo Adji Sarr nag état am na ko waaw feneen fi may tëjee Tunkara pour nit ñi bàyyi ci xel pour ma bàyyi la nga doxal gis nga dafa am affaire boo xamante ni il faut que ñu bàyyi ko xel xam nga ñu ngi ñuy dugal temps yi yëpp ci tey gis naa presse bi bind ne ki bëggoon remplacer le juge Samba Sall na ko yàlla yërëm finalement dafa bàyyi affaire bi nañ ci am ñaari gis-gis dossier bi compliqué na xëy na ñu ngi wax mystique mais man côté boobu sax du ma ci dossier bi compliqué na dans le sens où atte ko jafe na loolu lu dëgg la xëy na peut-être juge jël ko du yomb mais bu ñu mës a réere mbir ñu ko sekkal mun nañ utiliser affaire boobu aussi pour bañ procès am maanaam état bi mën na avancer comme quoi ñun de bëgg nañ koo joxe waaye amuñu kuñ ko jox parce que gars yi dañoo ragal pour aussi continuer téye Ousmane Sonko mu ñàkk ay kayitam ak ay passeport am pour maintenir affaire bi donc ñaari angle nañ koy analyser foofu parce que len dafa am kii connaît l'état xam ne l'état c'est la continuité
bu fekkente ne président de la république moo la ñu tegal ko bu fi jóge woon tey ñu remplacer ko bu fekkente ne maire bu fi jóge woon tey ñu remplacer ko bu fekkee député bu fi jóge ñu remplacer ko mais ça veut dire que kay administration prévoir na doyen de juge bu fi jógee mu am ko remplacer ñun ñi xam nañ administration du doxee Tunkara amul ku ñu teg ci administration nit ku nekk ci administration te boo fa jógee amul ko lay remplacer de suite amul ci àddina amul Sénégal. je défie quiconque donc loolu waxu caaxaan la Sénégal dañu nekk ci ay caaxaan ñun aussi ñu bëgg a dugg ci caaxaan yi coow li encore une fois nañ ko ramener fa nga xam foofu la nekk te ñu bañ ci dugal maintenant si ay jugement de valeur Adji Sarr bu ko neexee na dem dëkk planète Mars yaa ngi dégg li nit ñi war a wax bu dee ay nit ñun ñëpp ay dëggu lañ c'est de mettre la pression sur l'État du Sénégal pour que procès am ñu lijjante ko ñu évacuer ko pour l'intérêt de Adji Sarr pour l'intérêt de État bu Sénégal nga xam dépassé na ñoom Macky Sall pour intérêt wu aussi Ousmane Sonko ça man pour man gis-gis boobu laa ci am patriote aussi buñ ñu embarqué ci yenn situation yoo xamante ne nii ñun buñ ci duggee dinañu may suñu noon débat gis nga bu ñu duggee ci débat wax aji kii na nii ñoom dinañ leen may kàddu pour ñu wax te ci wax boobu ñu leen di wax dinañ ci profité defar communication boo xamante ne nii mën nañ ci suqalikuwaat ñun nañu des ci li nga xamante ni mooy cool li taxoon ñuy xeex mooy injustice ak jaay doole leneen lu nekk seen biir ñoom nañu ko gérer ni ñu koy gérer bu information amee on prend acte mais on maintient nos positions allons dans ci benn procès boo xamante ne nii c'est pour viol et menace de mort man pour man loolu moom moo am solo te bu ñu ko mës a réeramir. voilà donc Issa ñu ngi lay jaajëfal parce que tamit comme ni nga ko waxee léegi vraiment je pense que tu as bien développé te li nga wax aussi ñu ne dëgg du rombi nopp li nga wax képp ku ko dégg xam na ne moom mooy li am solo ci mbirum Mapus la ko gars yi tuddee léegi Mapus. kuy Mapus noonu. Adji Sarr Mapus la léegi Mapus la tudd. pisu Tigo la wala Wave il paraît que Wave dafa bëgg a def ay pisu bees ah wala du loolu. léegi Mapus la léegi en tout cas Issa dañu bëgg investiture seen investiture bi xew démb. mënuñ ci yëkkati ay kaddu je pense pour le moment parce que man li ma ci xam mooy je pense que dañu war a bàyyi ba mbir yi yëpp tegu sur place ak candidat yi ngeen war a tabb ñu tabb leen ñu teg yëpp sur place ñu soog see mën a wax wala parce que am na lu ci jot a xew dem man je pense que daal Pastef mi ngi nekk di jaar ci di dund benn situation boo xamante ne nii man pour man benn traverse la boo xamante ni mënuloon ñàkk voilà defe naa buñ ci génnee dinañ ci génn gën a xam gën a defaru gën a jàng ci lu bari man je pense que la bataille de Dakar bu dee bataille am na moom Pastef yéex na ko xeex waaw man loolu sama position xëy na la bataille de Dakar daal yéex na ko xeex ndax man gëm naa ne daal parti politique boo ko xoolee bu ci biir daal mairie bu Dakar mairie bu capitalu Dakar daal parce que boo demee ba yëkkati ko di ko jox nit na nga ko jox ko jar te boo koy joxe aussi na fekk joxe bi mu am politiquement loo xamante ni séntu nga ko ci man jàpp naa ne noonu la demee man pour man tey contradiction warul am nañu topp leader bi xam na li muy def daf ko seeg ak ay nawleem nañu teg suñu tànk foofu noonu ku ne mën na ci am gis-gis comme man gis-gis bi ma ci am parce que man dama jàpp ne Pastef lépp loo xamante ne nii njariñ la rek moom moo ci war a jiitu maintenant nag situation politique dina mel noo xamante ne nii xëy na yenn waxtaan yeeg yenn jokkalante yi mënul am parce que sénégalais yi ñoo demandé à ce que opposition bi dajaloo mais man pour man opposition bi dajaloo du projet bi mooy Sénégal changer et Sénégal mën na pour mu changer est-ce que dafay laaj opposition bi dajaloo opposition bi yëpp dajaloo wala sans opposition bi dajaloo Sénégal mën na changer yooyu yëpp c'est des paramètres c'est des hypothèses yoo xamante ne nii je pense que événement yi nu muy gën a avancer ambition yi di gën a feeñ c'est-à-dire lecture bi di gën a muy gën a lisible ñu mën ci jàng lu bari nag quoi mais loo ci mënti dégg daal Pastef parti booboo xam yàggul juggu dina xam situation yu mel nii dina ci bàyyi ay plume dina métti dina am ay frustration mais je pense que képp kuy patriote rek quelle que soit situation bi am bu ñu dee ba génn ci daal sa patriotisme bi dina la yóbbu nga dellu si combat bi te combat bi mooy ñu changer Sénégal jëlee fi li fi nekk changer système bi te teg fi ku mel ni Ousmane Sonko mu mën a suqali réew bi je pense que loolu moom moo am solo mais traversée du désert moom parce que mënu ci rëcc quoi et je pense que bokk na ci lu mu nekk nii di dund.
waaw incha allah xam naa comme ni nga ko waxee rek man loolu laa def dama ci maandu parce que comme li ma wax. ma ne leen amaguma ci dara loo xam ne daf ma ci leer. te bugguma prononcé wu ci situation boo xam ne leeragul wala wóoraguma. ma ciy def ay erreur donc damay bàyyi vraiment rek li nga xam ne Pastef mi ngi koy def. ñu doxal ba mbir mi leer ba tegu ci yoon. bu boobaa ñu ñëw annoncel gars yi kenn ku nekk ci ñoom. candidature am ci ban boor la ak fan lañ ko tab donc bu boobaa rek incha allah rabbi vas-y mais Tounkara man leeral benn affaire nga baal ba ma ko mayee démb seetaan naa émission Walf bi ils ont un peu parlé de li xew Pastef les gens n'ont pas compris waaw que ne am na sax ñu ne Pastef waruloon dem ci primaire Tounkara il faut ñu la benn affaire gis nga ku bëgg akara da ngay ñeme kaani exactement gis nga man pour moi Pastef li mu teg ay primaire c'est une révolution dans la vie politique au Sénégal maintenant nag tout n'est pas parfait parce que am na ñu ne par exemple le fait que ñu teg primaire daaneel na ay nit ñoo xam c'était de bons profils comme Maître Tall Fadilou ay citizen man pour man doo ko gisee noonu fi ma koy gisee mooy dina tax citizen wuti base dina tax Maître Tall wuti base dina tax keneen ak keneen wuti base benn ñaareel bi mooy dégg naa ñu naan dañu war a bàyyi sénégalais yi ñu tànn Pape Matar laa dégg ak Awa Diop muy ñu ma naw nag di leen déglu jàpp ne ay te dama jàpp ne ay patriote lañ mais c'est toujours dans le débat je suis pas dans une contradiction pour corriger ou quoi que ce soit je veux juste remettre peut-être dama fa xawul d'accord ak ñoom parce que bu ñu nee primaire il s'agit pas du vote des Sénégalais il s'agit du vote des militants du parti en fait c'est les militants du parti ñoom ñooy voter parce que nit ñi dafa mel ni comprendre parce que c'est les cellules qui votent en fait pour choisir seen candidat ci primaire yi et Pastef defu ko en dehors de la coalition Pastef dafay tànn ay nit yu Pastef pour jël leen sotti leen ca coalition ba tànn loolu logique la balaa ñu di gis que ne Pastef dafa beru ci coalition bi di tànnal boppam Pastef bu ñu nee nañu daje ku nekk day wut mbër ñu ñëw nekk ci coalition Yewwi Askan bi ñu tànn fa benn mbër xëy na du ñu tànn mbëru Pastef xëy na mbëru keneen dañuy tànn mais pour noonu foofu noonu amalgame dafa am te y a pas lieu de dafa en fait waru fa am en fait lu normal la lu naturel la je pense que ça a été une révolution pour Pastef d'amener cette nouvelle touche muy primaire lu gën a démocratique primaire amul c'est Pastef dafa wuyoo rek turam dafa wuyoo li nga xamante moom la ñàkk woote et je pense que pour une première mënul ñàkk ay bis bi mais li ci ëpp solo mooy am na lu ñu andi loo xamante mën na amal njariñ Sénégal donte dinañ ci bàyyi ay plume parce que gis nga Pastef ni muy politique Tounkara mënul productif nii si saa si mënul productif nii si saa si gis nga li Ousmane Sonko di daj ci nouvelle façon de faire de la politique buy am na ñoo xamante ne nii le simple fait Ousmane change ni muy politique rek loolu lañ ko bañee ba tey waaw loolu lañ ko bañee ba tey donc du ma monopoliser sa live bi loolu rek laa bëggoon leeral encore une fois di la remercier di bàyyi xel ci li ngay def suba incha allah ci ressources naturelles yi la ñuy ñëw tey ci loolu laa bëggoon waxtaan lu am solo la léegi nag ngembul nag nga dinaa la yónnee ay éléments yow nga yónnee ma ay éléments ñu pare waaw bu subaa ñu ñëw indi ci ay waxtaan yu am solo parce que Issa lu am solo sax au Sénégal disons presque près de 60% des Sénégalais ne sont pas employés donc taux de chômage bi Sénégal c'est très élevé et je pense que doomu sénégalais dañuy fàtte loolu mbir muy sama rak ak sa rak sama mag ak sa mag ñu ngi Sénégal te ñu ngi souffrir liggéeyuñu suñu ressources naturelles yi suñu waaj a marché bi bitig bi mu ko doon jaayee muy pooru Dakar dafa tuuti pour moom looloo ko yóbbu woon Dubaï pour ñu tabax seen pooru Ndaayaan ndeysaan bi may fàttale ko bi ñuy màgg xale bu demoon géeju Ndaayaan yaa ngi fàttale ko Libye nekk na réalité Libye nekk na réalité léegi ponkal ma demoon ci géeju Ndaayaan moo fa bëgg a jël suñu ressources naturelles yi luubal ko pour sénégalais yi buñ ci tegati bët parce que bët yi ciy jaar ci pooru Dakar bi dafa bari donc Issa je pense que ça c'est un débat à aborder débat la boo xam ne dina njëriñ sénégalais yi lu bari et c'est justement c'est des débats comme ça qu'il faut aborder parce que franchement loolu ëpp njëriñ fuuf yenn affaires yi nga xamante ne nii moom voilà quoi non mënuñu fàtte ma puce xam nga Issa ma puce waa ji bi mu jógee démb yëngal ma puce dafa ñëw génn tontu mais ce qui est grave dafa génn confirmer li nga xam ne moom la waa ji wax donc yooyu moo ñu indi woon ci ma puce donc mais pare nañ ci loolu incha allahu rabbi dinañu jël conseil yi bu soobee yàlla ñu jël ko def ko fa nga xam ne foofu la waree
ñu lay gërëm di la sant nga pare nag suba xaw ma fooy xaw ma yaag taloor yenay andi da nga koy wutali jabar xaw ma je ne sais pas quoi mais na nga pare yow kay dama bul sànni seeni xeer bul sànni seeni xeer Issa xeer non da ngay ñaan sama da ngay ñaan sama ñaari jigéen ñoo xamante ni ci Pastef la ñu bokk nekk ak man fii Bordeaux muy soxna Khadija Ñing ak soxna Dieynaba Sarr ñoom bu ñu ma bàyyee suba rek parce que dañu nekk di am liggéey bu am solo bu ñuy def fii Bordeaux tu vois may fàttali nag ne su ma nee Bordeaux dafa am loo xam ne fa mu wax ko donc Bordeaux fait partie des 3 meilleurs résultats yi nga xam Ousmane Sonko am na si diaspora bi donc ma ciy profité parce que ñun maa nekk loon nii di leen ziar tous les militants de Bordeaux de la diaspora et du Sénégal voilà di la ziar xam naa suba y a pas de souci man voilà je suis assez disponible pour ñu aborder sujet yooyu tàggul leen yow ñaanal ma leen rek ne leen grand frère nee na ngeen may ko tuuti temps ñun duñ ko teel a def man naa koo yéegal sax ba 1 heure si ñun muy 1 heure si ñun mooy lan 1 heure si ñun yow loo bëgg nañ jàmm 19 heures ci yow voilà merci loo bëgg nañ jàmm merci beaucoup grand loo bëgg nañ jàmm jërëjëf merci voilà donc gars yi kooku c'était notre frère pertinent comme toujours suñu frère Issa Diène mu am ay kaddu ndeysaan indi ko mais gars yi comme ni ma leen ko waxee dafa am kaddu boo xam ne moom mooy kaddu bi nga xam ne moom moo mérito woon wax tey parce que li nga xam ne moom mooy suñu ay ressources naturelles dañ ci war a waxtaan te mu doon débat bu am solo te mënuñu koo ñàkk waxtaane keroog tàmbali nañ ko waaye dañ ci junj rek waaye bu subaa dañ ko bëgg a yeggali farampàcc ko nag parce que tey am na ay dëkk yoo xam ne Macky Sall dafa sax nekk di forcer citoyens yi di leen toxal ndax tabax fa ay port yu bees yoo xam ne c'est tout simplement fait destiné à faire partir les ressources naturelles bu Sénégalais yi juumee mbir nag Macky Sall jaay na lépp Sénégal ba pare xam nga ñu bari duñu comprendre boo waxee ñu defe ne c'est pour l'intérêt général non c'est pour l'intérêt personnel de Macky Sall ak ñi ko wër Macky a volé tous nos ressources naturelles lépp lu nekk ci ressource Macky moo gën a woyof signature ci Sénégal lenn rek moo mën a am ñu folli ko indiwaat keneen kooku forcé wañaar loxo société yi te am naa ci yàqin wañaar seen loxo pour ñu renégocier waat contrat yooyu parce que Macky le seul problème qu'il a aujourd'hui le seul problème et le problème le plus flagrant mooy jaay na ressources naturelles au Sénégal yi xamul nu muy def pour livrer ko seen borom parce que port bi Dakar diggante Dakar ak fa mu koy jëlee lépp lu fa romb dañ koy filmer te day dugg ci réseau yi et ça dérange parce que tey bu dee zircon mi ngi ci réseau yi bu dee oru Sabadola bi sax mi ngi ci réseau yi y a tout dans les réseaux lépp loo xam ne mi ngi xew tey ci Sénégal doomu sénégalais yaa ngi koy génnee di ko farampàcc te li grave mooy ressources yi fi ñu koy yóbbu usines yi foofu la nekk te ñun fii la ñu nekk ressources yi buñ ko fa jëlee ma nga jëm France wala Amérique wala Turquie feeru Falémé bi ñu doon wax bu mu ko jaay waa Turquie mais jaay na leen ko ba pare Macky joxe na fer bi ba pare waa Turquie loolu umpul kenn ci Afrique Macky a déjà vendu le fer de Falémé Macky jaay na zircon bi Macky jaay na or ba Macky jaay na gaz bi ndax bu leen fàtte de gaz bi gars yi génnoon nañu fii Abdoulaye Boun Dionne mu perte mi moo génnoon dem assemblée nationale mu ne pepp gaz amul Sénégal pepp toq gaz génnul Sénégal ba mu koy wax ak bi usine bi di lakk ci jogo teenu gaz di lakk matul ay fan et je pense que loolu dafa jar jàngat sénégalais ñu ñuy divertir di ñu dugal ci ay xaarma jaaga ci ay kalma ñangaan di ñu wax loo ay waxu dof te li jara wax ne ngañ doomu aadama yëpp teg ci seen bët donc nañu delloo siwaat débat bi nañu reconstruire waat débat Sénégal indi waat ko ci li nga xam ne moom moo nécessaire parce que ñoom dafa am lu ñu bëgg parce que comme ni ma leen ko waxee xëy na maak Issa on voit de points un peu différents mais ñun dafa am koo xam ne neewoon na dafa ëmb mu wax ko kër tantaam mu dem ci bitigu tantaam ne dafa ëmb madame Faye defe naa yéen ñu bari déggoon ngeen ko fi
après mu tourner def demi tour waxatul ci ay ëmb ci accusation bi ko Babacar Touré def ci loolu képp la ñëw tontu mais nañu jóg nag am fulla am fayda xar suñu tànk tubéy ndax mbirum passeport bi gis nañu exactement fi loolu jëm jàpp nañu kilifa mu yaanaamaar jàpp Simon mu yaanaamaar dugal leen ci biir kaso diggante vidéo bu ñu amal ak seen benn xarit et ça n'a rien à voir avec des passeports diplomatiques am nañu ñaari député yoo xam ne tabb na tuumaal nañu leen ci ay passeport diplomatique adduna bi yëpp dégg ko muy lu leer ni bëccëg madame Tall merci madame Tall il faut doomu aadama yi xam loolu nee naa leen fii àddina la kenn dofatul fii àddina la de njuumali de passage borom defe naa léegi pilover bu gudd lay sol bu tol nii di dëggal boppam moom it gis naa ko yaa ngi laam-laamewaat yaa ngi ruumandaataat avertiroon nañ la benn yoon génnoon nañ fii amoon na ay leeral yu ñu indi ci yow waaye xamal ne fañ la lakk soriwul il faut ngeen jóg ngeen dëggal seen bopp parce que lii Sénégal la duñ ko bàyyeetee kenn gars yi maa ngi jéggalu ma jël quelques personnes comme gars yaa ngi kaas numéro bi encore une fois 001 347 514 24 70 ma jël quelques personnes rek ah ngeen jéggal ma jël quelques 5 personnes pour ñu am ay débat n'est-ce pas quelques 5 personnes encore une fois numéro bi wax naa leen ko 001 347 514 24 70 ubbi naa ligne bi dindi naa blocage bi donc ku bëgg a woote on prend 5 personnes exactes 5 juróomi nit la ñuy jël juróomi nit yooyu ñu bàyyi leen ngeen participer kenn ku nekk limiter leen ko à 2 à 3 minutes ndax jot bariwul du dëgg ndax pare woon naa sax pour dem waaye bëgg naa jël juróomi nit pas ça numéro bi ngay woote du boobu j'ai donné le numéro 001 voilà mi ngi nii maa ngi posté numéro bi bu kenn woote ci numéro ba ne ah numéro bii laay jël voilà merci. aleykum salaam sëñ bi ñu ngi ziar. sëriñ bi. waaw man de maa ngi soog a dugg ci saa. merci beaucoup merci. allo salaamaaleykum. allo. waaw wàññil live bi comme ça ñu dégg la voilà coupé na voilà xaaral ma woo troisième personne digle naa juróom benn dem na beneen bi rate nañ ko Cheikh maa ngi lay ziyaare ak suñu frère Omar Diallo patriote Omar ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax gars yi yéen ñëpp maa ngi leen ziyaare aleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ubbi nañ liñ bismillah lay ziar Père Tunkara ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ñu ngi delloo ziar ñu ngi lay delloo ziar bu baax jërëjëf noo def. ah maa ngi si jàmm bu baax man de maa ngi diwaanu Espagne moom di kontaan si yow di la kontaane. waaw merci beaucoup merci. allo. ah coupé na de kii coupé na je prends l'autre personne. gars yi jéggal leen ma. kan la. asalaamaaleykum gars yi je comprends plus hein léegi Ndeye Astou Ngom beaucoup de cœur borom cœur yi jërëjëf waay allo
waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Tunkara maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi ñu ngi lay ziare bu baax bismillah. alhamdulilah déglu naa seen waxtaan bu baax a baax. ñu ngi lay bàyyi nga. waaw di rafetlu participation Issa Diène bu baax. macha allah. jërëjëf. waaw ndax développé na fi lu am solo. man nag sama tur dama koy wax ci kaw Mamadou Thiam la làqatuuma ci li may def. macha allah. maa ngi fii Canada da intérêt Sénégal képp ñor na. waaw parce que dama bëgg a am sama participation lu am solo lu ma bëgg a wax. parce que bi ma dégloo Issa Diène mu développé ma am indi éclaircissement bu ci Sénégalais yi. mooy que doyen des juges bu ñuy wax Sénégal. waaw. maanaam du moom kese moo mën a dérouler procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr. procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr. juge bu ne mën na koo jël à partir de premier juge jusqu'au 8e juge. di nekk Sénégal ñoom ñëpp mën nañ koo jël. léegi damay indi leeral ci bopp Sénégal yi parce que boobu ba léegi da ngay dégg ñu naan doyen des juges dem na il faut ñu am ko remplacer pour mën a teg procès Sonko. loolu du dëgg. léegi pour ñu bañ a pour ñu bañ laa weddi tamit xam nga comme ay nit a ñuy déglu te dañoo bari te dañuy bëgg nit ku ne léegi yow da nga am qualification légale juriste. waaw loolu la ñuy wax noonu. monsieur Tunkara. waaw dama la bëgg a xamal ni. juge bu nekk Sénégal dafa am 8 juges yu gouvernement bi teg foofu yoo xamante ni. ñoom ñooy àtte yenn dossiers yi. ci biir 8 juges yooyu. juróom-ñetti cabinet la. ci biir juróom-ñetti cabinet yooyu. soo dee dégg ñu naan doyen des juges. dan naan juge bi nga xamante ni moom moo fa gën a yàgg. wala ëpp fay âge wala nangam wala ëpp fa ay dossiers yi muy àtte yoo xamante ni dossiers yu ci bari ci loxoom lan lay jaar ñu naan ko le doyen des juges. mais loolu tekkiwul ni moom kase dossier bi nga ko yoree yow boo dégloo yenn information yi sax nee nan am na juge bu tudd nan jéen buñ ko jox mais kooku da koo décliné. maanaam juge bu ne ci biir 8 juges yi 8 juges yooyu yëpp ku ci nekk mën nga àtte dossier bi. état bi mooy layam ci affaire dossier wu Sonko te damay wax benn affaire monsieur Tunkara. nan def attention ci affaire boobu ñun patriotes yi danoo war a exiger juge maanaam procès am le plus vite possible. ñu évacuer question boobu jàll ci leneen lu ci des. wa ilaa fi nguur gi bëgg a jëm ak ñun mooy ay waxu naxa sa kàndang bu ëllëgee. fii ak 2024 bëgg nañ ñu indil ay problème te bu boobaa dinañ toog ne saa waaye dafa am problème ak justice na dem régler problème mu justice bala mu fay nekk di wax waxu candidature. ñun patriotes yi war nañu jug exiger. procès am ni mu gën a gaawee ñu écarter loolu ñu fomp loolu jàll ci leneen li ci gën a am importance ñu réew mi moo ñu ñor mu seetu ko foofu la ñuy waxee. Sénégal dafa tardé. Sénégal dafa yàqu. à cause de Macky Sall ak ay ñoñam. te une minorité matuñu 30 personnes ñoo jëngi réew mi. ñun Sénégalais ci jëm boppam ñoo war a am suñu fulla ak suñu fayda xeex teg réew mi ci yoon teg ko ci loxo Ousmane Sonko mu doxal réew mi. pour l'intérêt de tous les Sénégalais man foofu lay waxee. c'est pas question que doyen des juges jóge na fi amul keneen ku ko mën a remplacer am na keneen ku ko mën a remplacer mais loolu aussi aajawut procès bi saa bu ko nguur gi bëggoon suba mën nañ ko déclencher suba ñu def procès Ousmane Sonko Adji Sarr mais arrangé wu leen parce que gisuñu ci dara loo xamante ni bis buñ ko tegee dinañ ci mën a takkal Sonko ci nii de près ou de loin gisuñu ko. moo tax ñu layam nekk moom doo ko mandat de dépôt nangu passeport am confisqué ko ba pare di ko jaarloo. man loolu rek laa xalaat. dama xalaat ne dañu doon teg lii rek pour jël passeport am c'est tout. kase loolu rek la mën nañu layam moom nag ba 2024 ba keroog ñuy déposé candidature ñu ne ko demal nga wax ak justice sa loxo dafa takk juste da nga am problème ak justice waxal ak justice ba noppi ñu soog a nangu sa candidature yooyu yëpp mën na am te Macky Sall fa la jëm ak réew mi jaral na ko sacrifier Sénégalais yi ndax bëggul kenn ku tudd Sonko di ko remplacer. Sonko moom sëñ bi ñun nag ñoo war a jóg.
patrie la patrie ou la mort Sonko moom wax naa leen ko nee naa la voilà c'est ça ñun Sénégalais ñoo war a am suñu fula ak suñu fayda sans Sonko 2024 élection dafa am te Macky Sall loolu la bëgg. moom xam na loolu. ay élection yu jaxasoo dëkk bu tàkk moom jaral na ko fi mu toll. non dëkk bi du tàkk moom mooy tàkk de. mais loolu la bëgg moom daal dëkk bi moom gënal na ko moo ko gënal suñu ko remplacé ko. waaye moo ñëpp xam loolu seen bopp kilifa diine yi xam loolu. kilifa diine yi nam xam loolu seen bopp xam ne Macky Sall pare wut bu joxe réew mi ci jàmm ak salaam. man loolu laay def ci bopp patriote yi di leen jéem a yee ci loolu ñu bàyyi ci xel man bàyyi xel ci loolu. jërëjëf grand vraiment merci. wax ak kilifa diine yi nan wax ak kilifa diine yi ni ko Macky Sall caar réew mi la jëm ngir jàll ak yonent bi na kilifa dee yi artu balaa dëkk dee tàkk. jërëjëf vraiment wax yëkkati maa ngi jégalu bu baax. waaw maa ngi jégalu bu baax a baax kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na jaajëf. kaddu yi rafet na. merci beaucoup monsieur Sow jaajëf. voilà gars yi ma jëlaat benn nit nag benn laay jël moo des benn wala ma def ko ñaar xaaral ma jël benn bi bu guddul ma jël beneen. nit ñi may woo la rek il faut borom maa ngi koy woo nii mais mi ngi mel ni amul réseau donc ma jëlaat benn rek voilà ma jëlaat benn ba xam. waa gars yi il faut ngeen wuyu de il faut ngeen wuyu comme da ngeen ma woo ma ngeen raté appel bi donc maa ngi leen di woowaat j'essaie de mon mieux maa ngi woote waat maa ngi essayé donc ma essayé waat benn yoon maa ngi essayé. gaa yaa ngi woote de affaire bi mooy tëb rek gaa yaa ngi woote parce que dama ko def do not disturb maa ngi jéggalu. c'est extraordinaire numéro yi gaa yi dugg na je m'excuse maa ngi jéem gaa yi maa ngi leen di woo. léegi ma bàyyi yéen ngeen sonné voilà allo. léegi ma bàyyi yéen ngeen sonné waaw naka moom. maa ngi lay ziyaare. waaw bëggoon sànni si quelques kàddu xam naa yow xamee nga ma ko mais gën ñoo déggante nag. ñu ngi lay dégg bu baax a baax a baax. waaw donc man moom loolu laa amoon. mais gars yi dañu war a jug waaw. ma ne merci. waaw loolu quoi. jërëjëf merci. ok jërëjëf. waa gars yi defe naa damay tàggatoo rek woote yu bari na waaye mënumaa jël ñëpp donc ni ñuy def rek dañuy tàggatoo damay woo voilà maa ngi jël appel bu mujj bii rek incha allah voilà appel bii mooy appel bu mujj salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum Seydou Ousmane. ñu ngi ziyaare bu baax a baax a baax a baax. ñu ngi ziyaare ñu ngi lay dégg. mais est-ce que
allo 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 dañ ko dégg ci réseaux sociaux yi muy live tey waaw mi ngi live de waaw dugg na ci live léegi da doon live ah waaw waaw dafa ubbi woon dossier boo xamante ne da cee si biir dossier bi da cee defoon ne parce que ni mu ko waxee normalement ñun xaaroon nañ ko fin août xaar ko septembre ba ñu ngi octobre léegi nag moom ëmbam bi def na 10 mois et demi waaw ñun foofu lañ ko parce que quand bu lu tey nii live moom bu xasee ba génn bay live di wax ay que ne voilà effectivement mais Babacar Touré bu waxee ne da ngaa taxu nga ne effectivement da nga taxu parce que tu te sens pas en sécurité donc cela veut dire que ne moom mu ngi dëggal li Babacar Touré wax dëgg la wala du dëgg. effectivement loolu laa wax. waaw donc si elle a besoin de psychologue wala si elle est suivie par un psychologue nous on sait. gis nga Babacar Touré loolu nga xamante ne dafa génn wax ko am na ñu bëri ñoo xamante ils sont au courant Sénégal benn bopp lañ moom loolu la xamul ci li muy nekk elles arrêtent te dégg naa ñu ne maître El Hadj Diouf dafay ñëw ci live bi bu ñëwee nañuy indiwaaleel dossier médical bi ak accouchement bi ñun loolu la ñu soxla waaw accouchement nag ne veut pas dire que ne telle personne moo jur doom fenkat la c'est la fille là quand elle ouvre sa gueule c'est pour mentir voilà donc c'est une mythomane fenkat la donc elle est encore restée là à mentir et puis on n'a pas son visage on sait pas exactement ça qui parle vraiment et on sait derrière on se dicte ko pour qu'elle réponde xaaruñu ko foofu ay PV dañu génn pour montrer qu'elle avait menti ay PV moo génn wane ne dafa fen donc loolu dootul suñu problème mooy foofu lañ koy Sénégal benn bopp la ni muy waxee ne du ma demee ci benn quartier ba ñu xàmmee ko fa mu taxu du loolu la wax waaw mais jarul taxu lu tax muy taxu exactement mais nit da ngay dëggal sa bopp ah en tout cas looy taxu fan ngay dem ban sécurité foo munti dem ci biir Sénégal ngay nekk waaw donc j'ai entendu aussi mu ne nañu dafa yàkkamte procès bi mais procès bi lan moo tax procès bu taxawul ba léegi moi je le demande parce que bu fekkoon ne c'est en leur faveur kon heure bii taxaw na jeex na bu yàgg exactement ce n'est pas en leur faveur fi mu nekk nii dañuy xaar ñoom loo xamante ne moo leen di permettre ñu jël dossier bi manipuler ko ni mu leen neexee wala xaar un moment bu opportun boo xamante ne jekku nañ pour mën a falsifier quoi que ce soit mais loolu duñ leen ko may nañu xam ne lu fi nekkoon mars moo fi nekk ba léegi gis nga démb bi nga génne ba wax ay problème de date nañu seetlu date yi parce que sa tante là ki muy wax naan ay maman te mu ko doon jaayloo ay prêt-à-porter mais la dame là li mu wax le 21 janvier fekk na moom depuis décembre nee na moom dañ koo violé 21 janvier ça fait combien de temps ça fait 1 mois gis nga li mu naroon def loo femme boobu la dame l'a dit femme bi nee na oh waaw dafa coupé de sa côté ah bismillah waaw en fait dama ko teg sama note bi donc dafa bëggoon jaar ci la dame là pour femme bi wax population bu dégg loo xamante ne moom la bëggoon wax loo dame bi mais la dame là l'a dit dafa mel ni cette fille là dafa bëggoon wax loolu
bëggoon jaar ci moom pour que la dame ubbi gémmiñam wax mais loolu mu def noonu moom la def Ndella Madior Diouf envoyé ko message Ndella Madior Diouf si elle n'était pas intelligente danaan tëll ci télé yi naan lii de xew na alors que c'est piégé c'est une manipulatrice gis nga mythomanie feebar la cette fille là elle est malade elle a besoin d'être soignée xaw ma ay psychologue ñoom ñoo koy toppatoo xaw ma mu naan je me sens pas bien dama. Elle dit qu'elle se sent menacée. muy def yëpp mythomanie moom moo ko indi par qui xanaa xamoo ne moom ñii nga xamante ne ñoo gën a dangereux ci ñoom ci moom si ñooñu la nekk ñooñu ñoo ko téye ñi gën a dangereux ci moom nag si elle le sait pas donc soxlatul muy génn di live heure bu mu génnee di live ni moom na dem indi ji bébé ak ko jur wax ma ko nag ñu sàcc ci doom jàmbur parce que maître El Hadji Diouf il s'attendait à il est capable de tout de voilà moom boo waxee bu la déggee nii El Hadji Diouf bu la déggee nii man naa dem ci village ba jënd bébé de non c'est sérieux xam nga man dama xam nga je le connais le gars là je le connais il est malade. waaw mais ñu xam nga ñu fiy fekk ñun la fiy fekk on n'est pas dupe dañ ne kenn de El Hadji Diouf il avait besoin de 9 mois pour trouver une solution on est à 10 mois il n'a pas de solution en fait c'est ce qu'ils veulent cacher moo tax ñoom ñuy wax leneen mais que toxu na elle a avoué que effectivement elle a toxu na donc quel est le problème loolu sax la woon ñëw live li mu war waroon ñëw live mooy hier da nga titré que fausse grossesse dafa waroon ñëw ne non du fausse grossesse doom jaa ngi nii te mu nekk doom jàmbur je crois que loolu la donc maa ngi leen di ziar maa ngi fetlu waxtaan bi yëpp jërëjëf merci beaucoup jërëjëf waa gars yi nañ joxante rendez-vous suba incha allahu rabbi 18h GMT mooy heure de Dakar ba pare muy 21h amina 20h heure de Paris incha allah suba dinañu ñëw ñu amal waxtaan bu am solo ci li nga xam ne moom mooy suñu ressources naturelles yi indi nag ay firnde teg ko sur la table wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gars yi waaw nañu bàyyi noonu ba suba rek incha allahu rabbi bu ñu ñëwee dinañu yeggali waxtaan bi wa asalaamaaleykum wa rahmatullah